waaw tey dañu ñëwoon doon lancer activité de 3 mois ñu war a def war ci ànd ak le mouvement nawetaan projet bi tudd nawetaan Covid. ci loolu ñu war ci def ay activités de sensibilisation surtout la jeunesse ñooy suñu cible moo tax ñu ne nañ jaar ci mouvement nawetaan bi war ci ànd ak aussi ñi nga xam ne mooy les relais communautaires ak bàjjen gox yi. ci loolu mooy dégg nañu état du Sénégal ci lu mujj xamal nañu ni mbas mi fi mu toll nekkatul affaire état nekkatul affaire kilifa diine yi affaire communauté yëpp la muy église bi muy diine ji islam bi muy ñëpp ñoo xam ne ci àdduna bi yëpp mbirum ñëpp la léegi. ba tax na am na nu ci ndaw ñi war a taxawee ci ñaari mbir tey da nga doon dégg ñu ne la xale du am coronavirus. tey nee na ñu ëpp ñu koy am ay xale lañu te xale yi ñoo koy jox seeni waajur tabaski bi mu amee gis ngeen ñu bëri dañoo dem julli ji mais tey mu ci àll bi mu ci dëkkaani ñu bëri ci ay xale ñoo ko jël fii ci capitale bi yóbbu ko ci région yi ba tax na région bi tey bokk na ci liste rouge de Dakar nekk tey te tey ku ne am na ci part de responsabilité ay xale dem di plage di xeex ay policiers parce que dañoo bëgg a sangu plage parce que dañu ko tal dañoo wér moo tax mais boo deewee wala nga feebar doo tal sangu plage il faut que xale yi ñëwaat à la raison tey xale yu bëri ñu ngi ci classe d'examen yi nañu concentré wu seen jàng ñi nga xam ne jànguñu te nekkuñu classe d'examen nañu toog seen kër yi liggéey ci internet bi am na ay cours en ligne message boobu la ñu lancé la jeunesse. li ci des mooy fii ñu nekk di poste santé sant yàlla ñu ngi rafetlu li nga xam ne mooy médecin chef du district de Pikine mooy Talla Diop di rafetlu infirmier chef de poste bi nekk mooy madame Sarr ak équipe bu mu àndal yëpp ñuy def direction rek liggéey bu am solo ci dinaa yi boobu lañ nekk di dañ ci accompagner bi ñu fi indee lii aussi miin naa ne bi mooy suñu 3e fois ñu fi indi ay gel ay eau de javel ak yu demee noonu lépp dañ leen di renforcer pour ñu mën a liggéey ni mu waree ñu lépp nekk njëriñu askan wi. tey 48 heures bii ñu lancé activité wu 3 mois la 3 mois yoo xam ne dañu dem dans tous les quartiers de Djiddah Thiaroye Kaw waxtaan ak nit ñi ci mbirum coronavirus waxtaan ak nit ñi fan la toll ci réew mi ak lan la sooxal ci économie réew mi ak doomu réew mi ak diaspora bi wax leen aussi nan lañ ci war a taxee ba yàlla mun ñu musal ci feebar boobu. loolu it dinañ dem daa gis ngeen tey def nañ ay reboisement ci quartier Fass 3 suñu fi jógee ñu ngi dem fële ca Alwar suñu fi jógee ñu ngi jëm Bagdad Léona lépp li ñu fi def lañ fa ne mooy dañ dem reboiser waxtaan ak imam yi waxtaan ak chef de quartier bu ñu fi jógee ñii ñu ngi dem ju grande mosquée sant yàlla seeti leen may leen ay masque waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne mooy seen nekkin ak li nga xam ne mooy seen moo gën ci ñoom ci li nga xam ne mooy façon bi ñu xeexee mbas mi. loolu daal moo doon 48 heures de lancement yi nga xam ne moom lañ defoon tey ànd ci association bi yëpp ñu taxaw pour xool lan lañ mën a contribuer ci xeex bi nga xam ne ñëpp nga ko sumb di ko xeex pour coronavirus jóge ci réew mi. initiative bi dafa tombé vacances rek mais depuis le 2 mars état du Sénégal lancé officiellement ne lii am na Sénégal boobu la suñu association taxaw lëkkaloog la préfecture de Pikine lëkkaloog district bu Pikine xool lan lañ ci mën a apporter te loolu askan wi xam nañ ko fépp foo xam ne daara alxuraan la dem nañ fa foo xam ne aussi poste de santé la wala case de ci commune bi dem nañ fa dem nañ aussi ci bërëb yu bëri yoo xam ne ay lieux publics la mel ni ay garage clando yu mel ni yeneen ak yeneen loolu pour li nga xam ne moom mooy xeex bi la woon plan d'action bi la woon mais moment bi nga xam ne nawetaan da doon am amatul te saa yu nawetaan amoon dañu subventionné ASC yi jàppale leen ñu ne ren dana leen jox subvention waaye daam liggéey bu ñu ci ànd ak ñoom mooy ñu ànd ak ñoom ci biir quartier yi waxtaan ak ndaw yi ñu mën a moytu li nga xam mooy feebar bi. bisu tey bi dafa nekk bis bu am solo boo xamante ne suñuy xarit ñoo ko organisé population Alwar 3 Djiddah Thiaroye Kaw en rapport avec l'association des volontaires au service de la communauté bi nga xamante ne Malal Diallo ku dynamique moom moo ko dirigé. mu nekk opération bu am solo bi nga xamante ne dafa bokk li nga xamante ne ñu ngi def dafa bokk suñu mission bi nga xamante ne dañoo war a rendre propre le Sénégal rendre propre aussi tous les quartiers et les villes moo tax tey ci turu ministre Abdou Karim Fofana ma ñëw fekk fi ay ñu jàmbaar fekk fi ñu dynamique ñi nga xamante ne taxawu nañu askan wi nettoyer koñ bi
dal di évoluer aussi en reboisant des arbres un peu partout soo seetloo reboisement bu aussi doon lu symbolique parce que dafa nekk en cohérence avec l'appel du chef de l'État nga xamante ne bi muy célébrer wala bi muy présider la 37e édition de la journée nationale de l'arbre dafa reboiser ba pare invité sénégalais yi ñu reboiser ma ñëw fi tey fekk ñu nettoyer en même temps di reboiser loolu nekk lu am solo ñu jot nañ reboiser benn garab reboiser nañ aussi ay yeneen yoo xamante ne ci yeneen koñ la ma leen di inciter nag ñu gën a góorgóorlu maintenir dynamique bi reboiser un peu partout dans le quartier mais surtout ñu assurer le suivi wax ak population yi ba garab yi ñuy reboiser ñu mun ko toppatoo ba du am véritablement problème. ma bëggoon leen aussi wax disponibilité ministère bi parce que soo gisee ma ñëw c'est pour vous dire que ñun ak ministère bi ak yéen ñëpp ñu ngi travailler te li ñu yiital mooy ñun ñëpp ñu joxante loxo pour que Sénégal am cadre de vie bu nga xamante ne moom moo baax. ndax ñun bu ñu defalee tëli bii ñu xam ne ñoo moom tëli bii ci suñu koñ lañ ko def ba léegi dañoo takk suñuy ndigg xaaruñu ci kenn bale yi ñu doon jënd ñoo ko doon jëndal suñu bopp ñoo ko doon jënd ci suñu xaalis di ko ket ñun ci suñu biir man nag maay président bi maay génn woote ñëpp génn sama rakk jële taxaw borom musóor gee moo ci gën a am Pastef su ma génnee woo ko mu génn ñu woo xale yi ñu génn ñu bale ba mu set bale yi ñoo ko doon jëndal suñu bopp ak chaque fois ñoo koy jëndal suñu bopp dërëmu kenn demu ci yaa ngi dégg di ko bale moo di ba gis ñuy def set si boobu mu rafet mu ne dinaa leen jàppale dinaa ko wax malal mu indil leen ay matériel yaa ngi dégg njëkkoon nañu koo wax ndax ban ko dalee def ak léegi mu am 6 mois moo di ba dina ko wax ñu ne ko jonge xaar malal ba démb mu woo malal dikk wax ñu ko ne génn leen malal jaal da leen di seet si te ñun malal yàgg na noo seet si yàgg na noo defal lu ne kon bu ñu waxee ne malal day ñëw jëndal ñu ay matériel dañ koy gëm ndax du tey dong lan ànd ak moom mu wax ñu ko démb ñu ne ko bu soobee yàlla dinañ génn ñun nag mardi bu jot dañuy mobiliser wu génn suñuy doom bale ba mu set wecc ñu tonni lépp dem këppi fii yëpp dañ koy lay gis nga suuf si ngay gis bu mardi jotee lii lépp dañ koy lay territoire yi dañ koy lay ba mu set wecc tonni ko ba mu set wecc du am benn salte ADVB dañ koy bale ba mu set wecc muy fee ñuy toog du am benn tax waaw ñun daal loolu ci la ne ndaw koñ bi nag li ñu leen di dolli mooy ku nekk sa koñ nga am te ku nekk set dafa baax ndax set mooy indi wér gu yaram surtout période bi ñu nekk nga xam ne daa am feebar boo xam ne ñoo ngi jànkonteel ak moom nga xam ne salte àndut ak moom ñu leen di gën a ñaax ndawi koñ bi ñu gën a génn surtout jeunes yi góor yi ndax góor moo ëpp doole jigéen ñuy gën di ñu jàppale ci tonni bi ak bale bi loolu daal laa leen di ñaax bu heure football jotee ñu dem football bu heure bale jotee ñu génn jàppale ñu